jërë ngeen jëf mbokk yi téléspectateurs yi seen site bi di Touba Argentine TV ak Touba Production ñu sant leen bu baax jaajëfal leen tey ji ñëw fii ci université Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye it fekk fi ki nga xamante ni moo di soxna Maymouna Mbacké mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom mi nga xam ne mooy initiateur bi fekk fii le directeur groupe privé bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di Serigne Hamsatou Diakhaté kon ni ñuy def dañuy ànd ak sunu caméraman dugg ci biir fas yéene amal nag documentaire boo xam ne dafay ñeel lu jëm ci wàllum éducation muy jafe-jafe yi nga xam ne njàngum ab gëstu boo xamante ni ñu ngi koy amal ci biir daara ji ci jafe-jafe yi nga xam ne njàng bi ñu ngi koy am ci fii ci Touba rawatina jàngum ci mbindum càmmoñ mi mu koy njàng l'école nasaraan yi kon dañ ciy ànd ak ki nga xamante moo di professeur bi bu ñu paree des na jël beneen entretien ak ki nga xamante moo di Serigne Hamsatou Diakhaté moom Soxna Maymouna Mbacké moom mi nga xamante ni mooy nekk directeur groupe privé bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon ñu ànd ak sunu caméraman dugg ci biir. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñoo ngi leen di sant bu baax ci seet si bi ngeen ñu seet si di xamle rek ñëw ngeen ci école bi ñu tuddee GEPCAM man Ousmane Mbow laa tudd Ousmane Mbow maay directeur des études bu GEPCAM groupe privé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké man maa nekkoon principalu CM Gaynde Fatma bu Mbacké léegi nag dama ñëw fii ci école bi jàpp si ci liggéey bi école privée Cheikh Abdoul Ahad la tuddoon soxna May bu Sëñ Abdoul Ahad mooy personne morale bi c'est la personne morale de l'école bëgg a jàppale Touba ci wàllu éducation xale yi moo tax mu créé ko léegi ñu juin bi passé lañ changé dénomination bi tudde ko GEPCAM école privée woon léegi groupe privé la fii nag dañ fiy jàngale le programme français moom lañ fiy jàngale il y a le cycle élémentaire le cycle moyen le cycle secondaire donc CI ba terminale toutes séries confondues sauf les séries techniques parce que enseignement général kon CI ba CM2 am na fi pour l'élémentaire moyen bi am na 6e ba 3e secondaire bi aussi am na seconde ba terminale on a toutes les séries sauf les séries scientifiques les séries techniques excusez-moi noonu la njàng mi tëddee léegi nag wàllu programme yi ni ma ko waxee programme français bi bu Sénégal moom la ñuy jàngale programme yi ñuy jàngale ci école élémentaire publique yi moom la ñuy jàngale fii programme yi ñuy jàngale ci CM yi moom la ñuy jàngale fii programme yi ñuy jàng ci lycée yi moom la ñuy jàngale fii d'ailleurs fii au niveau du département de Mbacké GEPCAM centre d'examen la pour le CFE et l'entrée en sixième centre d'examen la pour le BFM daaw la ñu présenté la ñu am suñ premier candidat au bac ci la ñu soog a présenté terminal bon ñu ngi yaakaar ne d'ici quelques années aussi danañ doon centre pour le baccalauréat kon noonu la école bi di doxe léegi nag suñu objectif aussi suñu pas-pas mooy nekk ci école d'excellence ba pare sax fa doon école d'excellence ba noppi sax fa loolu mooy suñu pas-pas ci loolu la ñuy yëngu saa su ne moo tax saa su ne it liñ naan améliorer les acquis li fi nekk ba noppi dañuy seet nuñ koy gën a baaxale point faible yi aussi ñu seet nuñ koy améliorer loolu mooy ci dynamique boobu la ñuy liggéey ci la ñuy dund di sant jàngalekat yi fi ne ndax ñu ànd nañu voilà di sant aussi jàngalekat yi ak administration bi à commencer par le chef d'établissement sëñ Amsa ndax moom moo tracé direction yi moo joxe direction bi nga xam ne ci la ñuy liggéey moom moo
saa su ne li muy rappeler mooy école bi c'est une école d'excellence. kon nañu il faut ci suñuy action ci suñuy partenariat ni ñuy doxalanteeg nit ñi il faut ñu jël loolu en compte loolu ñi ngi ci saa su ne di ci liggéey loolu it personnel bi yëpp day mel ni dañ ko boobu bëgg-bëgg dañ ko àndandoog moom kon loolu it ñi ngi ko ciy sant ci noonu mu tracé orientation boobu ànd nañ ceeg moom bu baax a baax. beneen bi mooy daaw bu ma la joxee résultat scolaire yi du ma ñëw sax ci promotion interne bi mooy taux de passage yi en classe supérieure mais boo jëlee rek le BFM wala le CFE on est à 83% de réussite. Entrée en sixième, on est à 96% de réussite. Le BFM, on est à 73% de réussite. Daaw présenté nañu bac, c'est notre première promotion, on est à 35% de réussite au baccalauréat. Donc ça, c'est par rapport aux résultats de l'année passée. léegi li nga xam ne xañ na dinañ jànkoonteeg moom ci ay jafe-jafe ci wàllu njàngaleem dëkk mi. loolu dafa bokk ci li soxna si sanc daara ji mooy fii ci Touba dañoo baaxoo jaarale gone yi ci daara d'abord ñu jàng ba xam ba gimmiku ci alxuraan buñ ci gimmikoo ba noppee nag ñu soog a dugg ci njàngam école mi loolu tax ñun fii xale bu jóge ci daara bu ñëwee dañ koy dugal léegi nag bari na ci xale yoo xam ne it dañuy dem daara te duñ am kayitu juddu léegi bu boobaa li ñuy wax parent bi mooy da nga koy wutal jugement pour mu mën a présenter wu ci examen yi léegi nag ni xale bi jànge ni ay performance am ni mu demee foofu it duñu maanaam bu fekkee xale bi xam-xamam may na ko mu sote dañ koy soteel classe sote ba aussi dañ koy teg ci ay sart yu leer ndax xam ñu umpale wuñu ne examen yi muy BFM muy bac xale bi am na âge boo xam ne war na koo am pour def ko ndax soteel nit mu dem du mën a def BFM wala mu dem du mën a def bac loolu baaxul kon ci at yi dinañ ko xool dinañ xool aussi ci ci noonu ci extrait bi sax bu fekkee borom jugement la est-ce que jugement bi dina respecter normes yi ñu wax ci jugement est-ce que bu dee BFM dina am 4 ans est-ce que bu dee bac jugement bi dina am 7 ans loolu nag bu xësee respecté wu li ñuy seet nag mooy excellence su xale bi njàngam est-ce que njàngam may na ko mu sote bu ko njàngam mayee mu sote duñ ko retardé dañ koy bàyyi mu sote dem li tax ñu gën a encouragé ci loolu it mooy bari nañ ñu at mi ñoo xam ne sote nañ ay classe bu fekkoon ñii sote duñ at mi kon dañuy daal di arrêté loolu mais gis nañ ne ñii sote dañuy at mi léegi nag fi nga xam ne am nañ ko problème te du suñ collège bi rek mais loolu Sénégal gépp a ko bokk mooy examen spéciaux yi boo jëlee fu demee ni concours lycée d'excellence après le BFM nga jël Mariama Ba à l'entrée en sixième xale yi def jugement dañ leen di écarter te loolu amul lenn nuñ ko mën a justifier ay sénégalais lañ ñëpp parce que ñuy jaar nañ daara jàng alxuraan ñu leen walla léegi yéen kon warul leen a def examen bi loolu vraiment doon na loo xam ne dañ koy déplorer te bu dee excellence pour excellence écarté nañ ko am jugement koo xam ne moo gën a excellent borom naissance déclarée bu ñu jël mais jugement bi ko baaree moo tax te xale bi ci boppam il n'est pas fautif bu amul kayitu juddu il n'est pas fautif ay parents la
léegi nag faute ba parents yi def ñu imputer ko xale bi loolu moom vraiment ministère bi je lance un appel war naa seetaat côté boobu seet nu ñu ciy jàppalee ay difficultés yoo xam ne vraiment maa ngi interpeller parents d'élèves di interpeller ñëpp tous les acteurs de l'éducation ñu seet nu ñu koy résoudre ndax c'est dans l'intérêt même du Sénégal ndax bàyyi nañu ay élèves yu meilleurs yoo xam ne ay potentialités yoo xam ne jugement dong nga tax mënuñoo exploiter ñoom li ne ci ñoom comme possibilité waaw. léegi loolu bokk na ci difficulté yi nga xam ne école bi am nañ ko fii au niveau de Touba ndax ñun dañoo gëm ne xale bi daa war a jaar ci alxuraan d'abord soog a ñëw ci école. loolu nag gàllankoor yi ñu ci def nii pour xale yi loolu it vraiment war nañ koo seetaat voilà. ñi nga xam ne dañuy jàngale le programme français bi comme yi ñuy jàngale ci école publique yi école privée yi koy jàngale ñoom dañoo am waru dëppoo ak programme état bi ndax bu ñuy def examen yi état bi la ñuy def kon ku ci jàngale beneen programme bu say gone échoué yaa ko def ndax état bi nee na jàngale leen lii jàngale leen ko nii ci laay évaluer xale yi ci laa leen di jox seeni examen léegi nag bu fekkee defoo ko bu say gone admis loolu moom yoonu état bi newu ci yaa ko teg say gone léegi nag par rapport ak programme maanaam bëgg-bëgg parents d'élèves yi junj naa ko sànq moom li leen gënaloon parents d'élèves yi moom li leen gënaloon mooy ñu may leen seeni doom mën a jàll alxuraan soog a ñëw njàng école te mën a def nag lu examen bu keneen di def ku ne ñu mën koo def duñ ci am benn gàllankoor loolu moom mooy li leen gënal waaw. am na nag ci façon jàngale yi fi ne aussi am na ay façon yu bare ndax système franco-arabe am na fi moom it système la boo xam ne da ngay boole jàng programme français bi bu fekkee franco-arabe moderne bii comme école bi ne Daaru Salaam ñoom programme yi ñuy jàngale ñun moom lay jàngale ba pare nag am programme arabam am programme enseignement religieux nga xam ne xale bi li ko war ci ay diineeg yooyu yëpp furóodul ay neem da koy xam mas naa ci waxtaan ak principalu franco-arabe bi mu xamal ma ne ma xale yi ku ci dem ba 3e jëm seconde mën ngaa jiite juma wala mën ngaa jiite jàkka ndax la yilimaan jey xam ci wàllu diineem xamal nañ la ko waaw. léegi nag kooku mooy programme franco-arabe bi li jëm ci wàllu arabe ba li jëm ci wàllu français bi ñun ñoo bokk programme français bu ñuy jàngale ndax bu ñuy def BFM am na matière yoo xam ne ñoo koy bokk ak ñoom même épreuve bi lañ leen di jox boo jëlee lu demee ni SVT même épreuve bi la nga jël mathématique même épreuve bi ñuy def moom la waa franco-arabe di def histoire géographie épreuve bii ñuy def moom la waa franco-arabe di def ainsi de suite am na ci programme yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk entièrement kon boobu système aussi am na système aussi arabo-islamique kooku beneen genre franco-arabe la moom it bu bokkut ak franco-arabe bi ma la doon wax nii léegi boobu nag la ci ëpp ci ay diplôme moom dëgg la BFM am na ci mais ci bac ba aussi am na ñoom it dañoo am seen BFM à part am seen bac à part waaw ndax état bi moo dajale franco yooyu yëpp arabo islamique bi ne leen nag léegi dama bëgg ngeen tënku ci benn diplôme mais li ñuy wax bagu état bi bu njëkk franco bu ne yaa daan defar sa bac nekk ci sa koñ évaluer say élèves defal leen bac signé léegi nag état bi aussi dafa mujj jaaxle ndax koñ bu ne nit dafay indi baccalauréat bu ñu signé ne am naa bac léegi nag ngir lëkkali lépp nag mu dajale franco bi ne leen nag dama bëggoon ñu waxtaan woo xam ne dañuy tënku ci benn programme di ci évaluer xale yi ku ci at mi ñu xam ne am nga bagu état ci arabo islamique bi franco bi loolu it franco arabe yi mu jubu yëpp ànd nañ ci ak moom di ko def
moom boo gisee ci bac yi ci épreuve yi li ñuy wax FA et LAR par exemple lettre arabe lettre LAR boo AR joo gis ci épreuve yi ñuy jox xale yi AR boo ci gis ci franco islamique boobu la. waaw quand xam nga fii nee naa la programme bi la ñuy jàngale programme état bi noonu ñuy jàngalee programme état bi il faut nga tënku ci li ko accompagner mooy coefficient yi li ko accompagner mooy quantum horaire bi parce que ni nga ko waxee matière bu ne dafa am nombre d'heures par semaine loolu d'ailleurs suñu directeur bi maa ngi koy saluer en passant encore sëñ Amsa il est très regardant sur le quantum horaire bu ñuy defar emploi du temps yi li nga xam ne sax au niveau de certains CM dans le public bu ñu nekkee ci ay difficultés de salle ñuy procéder ay li ñuy wax réduction horaire matière bu war a doon 6 heures par semaine ñu ne nañ ko def 5 heures pour mu mën a dugg ci salle yi pour prof yi mën a def cours réduction horaire boobu sax ñun dañ ko du def fii 6 heures yi ñuy wax ne ca matière ba moom la ñuy exécuter fii. dafa bañ li mu diggee ak parent bi parce que parent bi bu fayee xaalisam wane ne dama bëgg ngeen jàngal sama doom am na contrat boo xam ne administration scolaire bi am na ko ak parent ba contrat boobu bokk na ca xale bi ñu jox ko ak xam ci quantum horaire boobu ngay wax ba mat looloo tax day wax sax ne professeur bu absenté na rattrapé bu rattrapé heure de rattrapage yooyu da ko koy fay bu fekkoon aspect commercial moo ñu gën a intéressé xam nga kon ñun lu heure yi gën a tuuti moo ñuy gën a arrangé prof bu absenté dañ naan baax na on classe waaye defut loolu bu ma nee am réduction horaire dañ naan nañ réduire on classe defut loolu li muy def mooy quantum crédit horaire yi na mat par discipline prof bu absenté dañuy trouver stratégie de rattrapage bu ko defee heure ya nga waroon a def pour des raisons personnelles tax nga absenté ko da nga koy rattraper c'est pour dire que li ñu foofu vous pouvez être tranquille par rapport au quantum horaire c'est le premier souci du chef d'établissement pour dire que on ne met pas l'accent sur l'argent mais plutôt sur la qualité des enseignements apprentissages ndax dafay day wax toujours ne bu saa bu école tëjee parent d'élève bi war naa gis boppam ci liñ jàngale ci at mi élève bi doon jàng war na cee gis boppam enseignant bi doon jàngale war na cee gis boppam administration scolaire bi yore woon pilotage bi war na cee gis boppam loolu noonu la ñuy doxee ñun fii waaw ñooñu il faut mooy jugement yi nga xam ne ñun dañ ciy am problème waaw boo foofu de man li ma la ciy wax mooy rafet naa ci njort waaw rafet naa ci njort ndax xam naa ne nit ñi ngi gën a jëm ci njàng mi moo xam franco bi la moo xam arabo islamique bi moo xam traditionnel français bi nit ñi yeewoon nañ ci xam nañ ne fi mu ne njàng moomu jotewut ak taalibe dara nit ki mën na koo am ba pare deseeg taalibeem kon loolu nit ñaa ngi ci yeewu te gone yi nga xam ne ñoo ci ne fi mu ne di jàng lu ñuy gën a seeni rakk dañuy jàng rakk ñooña di jàng kon day mel ni ñi jàngutoon génération la boo xam ne mi ngi dem waaw day dem ñi jàng ñoo topp ci ñoom di leen puus fu mu jeexe nag ñi fi des day doon ñoo xam ne ñu jàng lañ te nit ki moom saa bu jàngee dana xam kan mooy sëñ Touba dana xam lan mooy recommandation sëñ Touba ban poids la am àq jam ko war a jox dina ko jox sëñ bi kay ki ko réere mooy ki jàngu waaye ki jàng te xam waaw loolu la ki jàng moom te xam dana xam sëñ bi dana ko jox àqam waaw loolu
waa problème yi loolu moom ñi fépp la am ne ma doon wax ci parents yi da ngay gis koo xam ne day dugal day jaarale doomam daara ñëw inscrire ko bàyyi ko léegi ñun depuis le CI la ñuy topp sur en général looluy liggéeyam da ci bokk na ci liggéeyam da ciy topp di ci topp léegi nag bu ñëwee ba CM2 dina am élèves yoo xam ne duñu am kayit c'est une réalité mais loolu aussi dañ ciy sant waa IEF inspection de l'éducation en collaboration avec le tribunal de Mbacké dañuy IEF day ñaan audience foraine au niveau du tribunal de Mbacké pour régler ces cas-là ndax xale bu amul extrait doo def examen léegi nag bu ko defee pas plus que daaw am nañ audience foraine léegi au niveau de notre école administration bi mooy recenser ñi nga xam ne amuñu extrait ñu jël seeni référence informer parents yi ak yooyu yëpp léegi administration bi aussi moo jël en charge les frais de l'audience foraine frais yi nga xam ne moom la parents yi waroon a fay pour xale yi am extrait administration scolaire bi moo ko fay au nom des parents pour régulariser situation xale yi pour ñu mën a def entrée en sixième. waa ñi ngi ci waaye nag day am loo xam ne boo ko defee brusquement da ngay yàq waaw du question effectif sax mais boo ko defee brusquement da ngay yàq wax naa la fii xale yi dañuy jóge ci daara yi ñëw ki jóge ci daara ji ñëw nga ne ko boo amul kayitu juddu doo dugg te mu war a dem lijjanti ji jugement bi xam nga xale bi ñëw ba CM2 amul extrait boo ko ne woon boo amul extrait doo dugg du dugg te ñooñu nga xam ne dañ leen a wutal extrait ci audience foraine bi bari na ci ñu admis entrée en sixième kon ñooñu boo leen baaree woon dès le départ duñu admis entrée en sixième dañ dul jàng sax te pourtant ay potentialité lañ xawma gis nga li moo xam déet léegi nag bu ko defee dañ ciy dem ndànk-ndànk daaw très bien daaw li ñu amoon ci ñi amut kayitu juddu moo gën a bari li ñu amut ci kayitu juddu ren ci CI bi nga xam ne kon affaire yaa ngi progressé bu parents yi demee ba yeewu ci balaa école tijji danañ régler problème kayitu juddu waaye nag ñun dañoo am li ñuy wax association des parents d'élèves comme dans les CEM et dans les lycées et en plus de ça yemuñu ci association parents d'élèves bi mais chaque année dañuy convoquer assemblée générale des parents d'élèves cours bi day fees dell occasion la boo xam ne point sensible yëpp yi nga xam ne ñun moom la ñuy rencontrer te solution bi ne ci parents yi dañ koy évoquer bu assemblée générale boobu bu ñëwee dañ naan parents yi prend la parole qui veut nga xam ne en dehors de l'association des parents d'élèves parent bu bëgg a am loo wax ak lu la metti ci école bi nga wax toutes les idées xalaat boo xam ne day tabax bu ne nous sommes preneurs dañuy jël waaw ñun loolu dafa bokk ci suñuy pratique waa xanaa sant ñi ma bokkal école bi yëpp à commencer par soxna si sant sëñ Amsa sant la comptabilité sant les collègues enseignants ndax enseignant kenn mënu koo fay damay wax parents d'élèves yi ne leen kenn dong ngeen yemal ci ku ngeen bëggandool seen doom wala mu gën leen koo bëgg mooy ki koy jàngal kon loolu parent bi amut njëgam te day liggéey boo xam ne yàlla dong nga tax nga koy def enseignant bi lenn dong la mën a am ci njàngaleem mooy fëgg benn bureau ubbi fekk fa élève bi ne ko monsieur kañ nga fi ñëw loo bëgg ne ko toogal dem régler ko këyit ya jox ko mu dem et voilà et l'enseignant sera fier
danaan kii maa ko jàngal fàttaliku ngeen bi fi ñu wane enseignant bi jàngaloon président de la république jeex na lum ca am lu dul loolu waaw maa jàngal président boobu honneur la ci am mais du caagee nag ñu koy jox xaalis wala ñu di kii nangam ak nangam loolu la moo tax ñu ngi leen ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax ndax dafa yombut enseignement dafa yombut il faut nga mën a muñ il faut ngay def ndànk ak xale yi il faut nga comprendre leen il faut ngay nangu réponse yu baaxut di ko seet noo koy jubbantee xale yi bu ñëpp juboon problème du am mais méritu enseignant mooy nekk koo xam ne daanaka mbedd mi gañe woon na ko nga lijjanti ba mu doon directeur de société wala ba mu nekk dans la sphère de décision loolu enseignant dong koy def maçon day tabax kër mais enseignant day tabax nit. jërëjëf mbokk yi kon seetaan ngeen gëstu bi nga xam ne amal nañ ko ci biir groupe privé bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké gis nga dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni professeur yëkkati na ko jëmee ko ci wàllu njàng mi ak itam ni ñu koy defee yëpp ci secteurs yi ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi jànkonte ak moom waaye diglu nañ bi pare ki nga xamante ni moo di directeur bi Serigne Hamsatou Diakhaté mi nga xamante ni moom it mooy président groupe mooy directeur groupe privé bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké fii ci sa ki nga xamante ni moo ko taxawal nag di waajuram di Serigne di soxna Maymuna Mbacké nekk ci université bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké loolu kon moo doon waxtaan wi xam ne seqal nañ ko ak ñoom muy gëstu bi nga xamante nañ ko def jëm ci wàllu éducation mu njàngum tubaab mi fii ci dëkk bu sell bi di Touba rawatina franco arabe bi tam ak li nga xamante ni mooy mu jàll diine ji ak critères yi nga xamante ni moom la dëkk bi laaj ñu sant leen bu baax gërëm leen yéen ñi xam ne yéen ñu doon topp di gërëm it baax Cheikh Mbacké Samb mi nekk ci caméraman bi ci caméraman bi di leen jaajëfal baax di leen jox rendez-vous incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf